Docteur Ahmed Khalifa li ñu njëkk a def moom moo di laaj la d'abord homosexualité ak l'islam foofu la ñuy njëkk a taxaw def fi ab taxaw seetlu parce que coow li bëri na wax ji bëri na bëri na ñoo xam ne am na nuñ ko jàngatee tey ji lan nga ñu wax ci diggante boobu diggante homosexualité ak l'islam. waaw jërëjëf maanaam loolu ci xeeti njaaloo yi gën a kowee ci la bokk parce que njaaloo am na mais am na ci biir njaaloo bi gën a kowee mooy inceste te mooy ki tëddee ndeyam wala doomam wala sëram koo xam ne daf ko araam dapet donc loolu mooy li gën a kowee ci xeetu njaaloo bii nag dafa ñëw jalgati ko mais Sénégal lañ koy defee bokk rek lislaam santaane du lu ñuy taxaw di ko yuuxu ci mbedd di ko manifester naan lu tax mu am parce que mosu fee jóg te du fi jóg mais li ñuy créer c'est faux ne yàlla tsunami de góor jigéen ci loolu waaw tsunami des gays du mës a am parce que société yi ñu gën a libéral américains yaa ngi israéliens yi ñooy numéro 1 ci loolu ndax dañ leen ne boo demee Tel Aviv lu ëpp genn wàllu dëkk ba ñaar ñu fanaan rek ñaar ñe kenn ka du jigéen waaw ñooy ñi koy gën a jëfandikoo ci àddina mais du yàgg ba mu waame lii dañ ko defee comme doo xam ne gaaw leen bala moo daj du mës a daj kon yow da nga jàpp ne maanaam ñoom sax dañ koy xeexee waaye du mës a daj sëriñ bi xale yi fi ne macha allah tabaarakallaahu ñooñu nag wax dëgg yàlla kenn du leen romb mais kuréel yi jug tey docteur di xeex li ni mel ñaan ñu yóbbu ab loi ci assemblée nationale pour criminaliser li nga xamante ne moo di homosexualité tey kon da nga jàpp ne doxul waxtoo niñ ko attaqué du noonu feebar bu ne ak nañ koy faje loolu li ko subir ñu opéré la foofu la affaire bi ne affaire bi li koy faj mooy waarekat yi nañ gën a waare rek l'islam mayul nit ki arme contre moromam bu paase waare waaye lësta alayhim bi musaytirin yonentoo ko na ko yonent bi tu ne peux pas leur dicter ce qu'ils font mais waarekat yi ñu ngi waare waaw te boobu ba léegi mbir bi dafay mel waaw ni mën nañoo yokk c'est-à-dire que li mu demee dafa am yoo xam ne rapporté wuñ ko ñun ba ñu nekkee xaleel waxoon naa ko keroog am na ñoo xam ne loolu lañ siiwee te dañ daan organiser loo xam ne gàmmu lañ ko daan tuddee gàmmu se kenn mooy ndaje te président Senghor boo dafa daan yónnee délégation te ñooñu ko ka doon seen kilifa ci jooju jamono il était reçu dans les cours des grands marabouts gars yi nañ def seen investigation nañ dem seeti mook sëriñ sàngam nangam nañ def loolu waaw loo xam ne suñ mag ñi bàyyi nañ ko fi waxuñ ci tax ñun ñuy mbel-mbeli nañ defoon même comportement moo baax amoon na fi sax ñoo xam ne ci ñooñu dañ ci boolewul jullite ba ku ñu yóbbu sax ku dee sax ñoom ñooy taxaw di laay la ba suul ko ñu xam mu waxoon turu rek mais koo xam ne gannaaw bi amoon na jabar am jabar ki doom xam nga doo tudd turam parce que boo doo ko tooñ moom ma ca bàmmeel yaa ngi tooñ ñi nga xam ne ci moom lañ soxla ko mais y a eu un meilleur traitement par le passé revenons au meilleur traitement bi lan la woon traitement bi mooy d'abord tolérance jullit mënta condamné morom ma am na ci yoo xam ne ay nattu la waaye xam nga ne moos jonga ma ju jekk ji yi fi ne ñu leen fi bàyyi dem seet benn borom jaal ak ñi dem ci bëyee xar yeeg ganaar yi yooyu ay feebar la nag nañ ko traité comme feebar maa tey new ca parce que feebar bi joxe loolu mooy joxe ñi am na ñoo xam ne buñ gisee bëy dañuy wax kar ket di kat naan ko bëy moo rafet moo jekk waaye sëriñ bi loolu def nga ne mbokk naa wér jox nga ma ne fi ngay topp aw bëy non c'est pas ça feebar nañ bàyyi moo noonu moo de julli daal warul weli pande morom ma ndax buntu tuub waxtu wu ne mi ngi fi kon da nga jékkee mu dugg buntu tuub xëy nekk wàll yi wala leneen ni ñu ko traité daal man du noonu mais est-ce que tey jii ni nga ko expliqué nii tey ñi nga xam ne
ngeen baal ma ci kàddu gi ñi nga xam ne ñu ngi leen tuumaal ne loolu lañ tey bu ñu dëggee nii nga waxee est-ce que nekkul ne tamit mun na leen a encourager que ñu gën a continuer ci li ñu nekk. parce que bu fekkee ñi ngi koy xeexee. yow nee nga gisoo ne noonu lañ ko war a xeexee. yow waaw wax ji ngay wax. nit mën na ko déglu xaru ji su fekkee ne xaru mi ngi ci moom. mais loolu kon boo nee du ma wax bu dee loolu la dara dox ci àddina bi da nga ne du ma dem du ma jaar nii parce que escalier wóorul mën naa cee daanoo dam mais bu dee loolu personne ne fait rien. ku ne da nga def la nga war a def rek pare dem jeex na waaye boo nee du ma dem hôpital ndax mën naa faa dee pourtant nii dañ fay wére loolu mooy le négativisme am na ñoo xam ne seen bopp yi li ci négativisme la soo fekkee ne buñ ko kii yuuxoo mu daj kon dañoo na ci jamono yonent yàlla Muhammad nañ xam ne lii yonent yàlla Muhammad fi la ko fekk bàyyi ko fi te ñi ko jut ci yonent bi fi lañ ko fekk bàyyi ko fi te du fi mos a jóg waaye itam lu tuuti lay doon du mos a mat 1% de la population jamais du ko sax jege mais tey kuréel yi jug di ko xeex docteur ñoom dañoo dem seeti xalif généraux waaye dañ koy xeex wala dañoo bëgg a siiw dañ koy xeex wala dañ ci bëggee amee dara dañ koy xeex wala ñoom itam am na leneen lu ñuy nëbbee ko loolu le questionnement est la mère de l'Esprit Saint il faut nga laaj ñii li ñuy def lan la ñoom yàlla yónniwu leen de toute façon fañ yàlla yónni bàyyi na leen fi kon da nga jàpp ne dañ koy xeex maanaam am na lu làqatu ci biir maanaam am na leneen lu ci nekk waxuma ne loolu la de waaye dama ne mën naa nekk yow da ngay suñ koo xam ne moo fi daa xawaare léeg-léeg gars yi génne benn film nga jàpp sa gémmiñ ndeke ñii lii dañ ko nëbboo rek jeex na waaw am na fi ñoo xam ne dañoo kii woon jiite combat contre la drogue te fekk ñoom seen bopp ay drogué lañ dama bañ a tudd tur mais xam naa ci lu ma wér donc nañ def ndànk ñii jéem a ñi dañu wax manipulateur d'opinion xëy na sax ñi nga xam ne dañu yor seen xaalis comme ay Soros ak yooyu di financer luy encourager loolu mën nañoo financer ñooñu pour que ñu wax loolu pour que ñi yëguloon ne loolu am na sax ñu ne loolu rek ñu ne la ñëpp a koy def mi ngi nii gaa yi ngi génn di fekk du loolu sëriñ bi képp koo xam ne ci wàllu sëy dangaa jaawale góor ak jigéen seetil docteur d'accord bala maa jàll wala ci lislaam nga nëbbu lislaam yoonu def ne fayda bu liitu fa satiru ku ñu nattu na nga làqatu na nga nëbbu d'accord bala maa jàll ci les chroniqueurs dafa am loo wax sànq rek ma bëgg ci prox ndor lu am lu ma la laaj parce que sa ndorteel wax nee nga wàllu woowu di homosexualité moom mooy bàkkaar bi gën a rëy am yoo ci leen te fan yi rek ci wàllu njaalo fan yi dégg nañu ci benn télé de la place que benn oustaz buy wax loolu ba indi woon na polémique bi muy wane ne lii di homosexualité maanaam wàllu kuy bokkaale yàlla wàllu xërëm moo gën a doon loo xam ne moo ëpp bàkkaar que lële est-ce que loolu yow da ngay partagé wu ci avis boobu. man nag bu ma wax oustaz rek mais mooy feebar. yàlla yónniwul benn oustaz waay. yàlla yónniwul leen bu téere yi nekkee junne téere ñoom ñetti page ci benn téere lañ gis yàlla du mës a wax loo xam ne yàlla bu doon may nit ñi. ñu mën a écraser seeni morom comme ni nit di écraser melentaan kon kenn du fi des ku ne am nga sa argument loo jàpp ne argument la pour écraser ñu ci des loolu itam dafay nekk. mais li ñu wax ne le désir d'écraser les autres existe te boobu la ñu war a njëkk a xeex. mais li ñu wax ne dëkk bu mu bëri dañ leen di alak ndax loolu lu firndewu la wala lu firndewu la. waaw waaye loo xam ne ba mu xewee léegi mën na ñeenti junne at. ca jamono yonent yàlla Lot mooy cousin wu yonent yàlla Ibrahim ñoo bokkoon dëkk ñoo bokkoon jamono ñoo wax affaire Sodome et Gomorrhe mais tey jii bu Sodome et Gomorrhe doon amaat mais dëkk yëpp ay màbb te loolu as dëkk su tuuti la boo xam ne dafa dëkkoon matul ñaar fukki nit nañ koy soow yëpp waaye yàlla tolérance la wax booy seet mag ñi mënoon nañ ko traité façon bi traité wuñ ko noonu dañ ko traité par le mépris du silence noppi bañ cee wax
te it léeg-léeg nga dégg ci nit ba mu yàgg wala moom ci boobu mu avoué ko ne léegi tuub na dem takk jabar doxal normal am na ci ñuy dem sax ba nekk ay ilimaan nekk yeneen buñ ko jëlee noonu buñ ko c'est que y a deux manières de traiter benn bi mooy lii mathéisme la mooy maa tey lu ma neex def déedéet du loolu du ñu ay maa tey xëy na am na fu leen seytaane dugg te seytaane mbër mu réeréeréeri la li tax sax amul jëmm ba ñu ko gis lu ko doon ku ko gis ci daw mu xam loolu nangul kenn gis ko d'accord waaye dafa bëri doole ba bu la róofee nga xam ne seytaane génn ci moo tax ñi dëkk ci a'uuzu billaahi mina seytaani rajiim mais façon bi ñu koy traité bu fi amoon kon ñu fekk ko fi bi façon bu su ko traité nulle part. am na bàkkaar bu gën a kawe ngóor jigéen. waaw bokkaale. te itam bul fàtte ni waaw léegi dama la jox benn exemple. yow boo rombee benn baar boo xam ne ñu ngi fay naan dafa njaaroo nga ne yow yaa ngi xeex mbir moomu. kon da nga waxaale te yëgoo ko de lii moom lu baax la. sous-entendu naan sàngara du problème njaaloo du problème njaaloo diggante góor ak jigéen 100 ans inceste du problème crime rey nit du problème déedéet c'est l'un de nos problèmes sur terre nous vivons avec en respectant la dignité humaine l'être humain feeg deewul yàlla mën na koo jéggal boole ko ci ñu mu sopp yëkkati leen bu ñu humilier l'être humain par ses actes. L'homme n'est pas ce qu'il fait mais ce qu'il est.